from a licensed insurance agent. It's always free and you're under no obligation to purchase any services. 800-657-4217. 800-657-4217. 800-657-4217. Homeowners on a tight budget and living in fear that something in your home might break, a plumbing problem, an appliance breakdown, stove, refrigerator, air conditioning, a lot can go wrong. And when something breaks, your cash reserves are gone in a flash. Then it's more and more credit card debt. Don't leave it to chance. Protect yourself with affordable coverage from Listen Up America Home Warranty. Pay $400 for electrical repairs. Or with home warranty protection, 100% of the repair cost is covered. Pay $580 or more to repair a water heater, or get home warranty protection and 100% is covered. Replacing an air conditioning unit can cost you $2,000 or more. But with home warranty protection, you are covered. Assalamu alaikum Facebook. ñu leen di nuyu. Voice of Africa. C'est une émission bi leen association des Sénégalais d'Amérique di may mardi bu jot diggante 10 ba 11 inshallah. Papa Tar. Wow. Facebook. Président Ibrahima. Hi, my Facebook friends. New York. Is presented by its producer, host, and sponsors. Ibrahima da nga nekk ci ñëwal ni nga tëj bunt bi wala changer déedéet débranche ko fii yëpp fale jëlal bi it's okay mun na stay ok léegi def ko fay Ready? Hello. Banda. 4 ak 3. Ibrahima. 3. Salaamaaleykum mbokk yi dellu si nañ ñu koy defee talaata ju ne baaxu yàlla di leen defal seen émission Voice of Africa. gën a yegg bi leen association des Sénégalais d'Amérique di jagleel. Tey nag balaa maa wax danaa bàyyi soxna Fama. asalaamaaleykum mbokku Sénégal asalaamaaleykum mbokku diaspora asalaamaaleykum mbokk waa Amérique ñëwaat nañ tey ci seen émission Voice of Africa bi nga xam ni association des Sénégalais d'Amérique moo leen koy indil mardi bu jot diggante 10 ba 11 incha allah tey nag ñu ngi am benn invité bu important muy président Ibrahima waaye seen mbokk seen xarit Pape Tall mu ngi fi tey maam ñëw na xam naa namoon ngeen ko te dafa sax changer look nag fi ñu toll nii ndax sët bi lay charmer donc comme niñ ko waxee rek ñu ngi ñaanal képp koo xam ne kii génn nga àddina yàlla oyofal suuf ci sa kaw te yégal àjjana yi gën a kawe waaye ñu ngi ñaanal ñi tëdd ci lal yi feebar yàlla na leen suñu borom may wér waaye ñu ngi ñaanal bépp doomu Sénégal boo xam ne mu ngi ci diaspora bi
di wut lu mu yóbbu réewam ak di wut lu mu defaree dëkkam ak lu mu defaree famille am ak lu mu defaree boppam bépp projet bu ñu dugg yal na leen ko suñu borom defaral ci niñ ko bëggee yàlla may leen wér may leen kàttan ba ñu delluwaat ci njaboot gi xam naa duma sori ci micro bi damay bàyyi rek Pape nuyoo ak président. waaw léegi président ma bàyyi la nga nuyu mbokk yi. nuyu mbokk yi ñuy nuyu Fa d'abord soxna Fa Mbow nuyu sëñ Tall di nuyu mbokk yi ñuy déglu ci di auditeuru Voice of Africa di leen indil nuyoo bureau association des Sénégalais d'Amérique ci ñi ñuy déglu également ñu ci beral loxo ñi nga xam ne ay kilifa diine la ak ay kilifa aada yi nga xam ne ñu ngi ci suñu biir noonu la ñuy beralee nuyoo suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu nekk ci bërëbu liggéeyukaay yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen seet di leen ñaanal yàlla mu yiir leen ci place liggéeyukaay yi ba delloo leen ci kër yi. amiin ñu ngi nuyu bu baax également suñu mbokk yi nga xam ne yàlla dafa def ñu tawet di leen ñaanal yal na leen yàlla yëkkati ci jàmm ak salaam. ñu ngi nuyu ñu ngi seet suñu mbokk yi nga xam ne caabi da leen a féete gannaaw te dégg naa souvent dañuy déglu suñu rajo yi di ko wétalikoo fu ci nit nekk su fekkee yaa ngi ñuy déglu ñu ngi lay seet ñu ngi lay ñaanal ci condition yooyu nga nekk yal na la yàlla may doole boo ko surmonter yal na la yàlla may également nga génn ñëw fekk suñu fii. amiin am mbégte bu baax ñëwaat fii jokk si ci waxtaan bi comme ni ma ko waxee léegi rek indi leen nuyoo bureau association des Sénégalais d'Amérique. ñëw seet si suñu mbokk yu baax yi nga xam ne ñoo ñu yoral rajo bi ci liggéey bu mag bi ñuy def di ñëw participer ci tey. donc loolu moo nekkoon nuyoo bi en attendant ñu dugg ci waxtaan bi nga xam ne moom la ñu bëgg a amal tuuti ak mbokk yi. waaw léegi waxtaan bi je ne sais pas fi ñuy tàmbalee mooy dañuy tàmbalee ci jeexalin parce que dafa mel ni yow sa mandat mi ngi bëgg a jeex. c'est ça. kañ la mandat bi di jeex bu ci àlla ndey. waaw xam nga bureau bi ñu fi nekk actuellement di servir communauté sénégalaise bi ak comité directeur bi. waaw ñu ngi leen faloon le 29 janvier 2017. waaw règlement ñu jël fonction le 5 février. charte association bi dafa ne bépp bureau boo xam ni dañ la fal. mënoo weesu ñaar fukki weer ak ñeent. maanaam ñaari at. kon bureau bi mënoon nañu dem ba février 2019. waaw waaye ñoom seen bopp ñu def choix. ñu ne dañuy yemale mandat bi. ci décembre bii. li waral loolu nag mooy ASA dafa baaxoo ci histoire u ASA dañuy tënku ci année civile bi nga xam ne mu ngi démarré janvier di jeex décembre. ci suñu mandat bi njëkk daf ci demoon ba ci biir ñu am soxla changer règlement bi. loolu taxoon ba ñu dugg ci at bi ci topp pendant 1 mois alors bureau bi fi nekk nag ne ñoom dañuy corriger loolu dañuy dellu siwaat ci année civile bi. loolu moo tax ñu jàpp ni dinañu def assemblée générale ordinaire bi. incha allah le 15 décembre. suñu réunion comité directeur bi passé. bureau bi proposé na ñi fa ñëwoon ci comité directeur bi rafetlu ko que bu neexee yàlla le 15 décembre danañ def assemblée générale ordinaire. assemblée générale ordinaire nag jamono bu am solo ci dundu organisation li tax mu am solo mooy ci la ñuy évaluer liggéey bi nga xam ne def nañ ko mais li ci ëpp solo mooy ci la ñuy définir les perspectives yi ci yan yoon la ñuy dem alors bëri na nit ñi souvent dañuy concentré wu rek ci renouvellement personnel bi parce que loolu ci la bokk lu am solo la mais am na solo également li nga xam ne ay nit ñoo ko bokk ñu daje ci benn jamono boo xam ni dañ ciy waxtaan dañ koy waxtaanee ku nekk wax ci sa xalaat ku nekk am ci taxawaay alors loolu jamono boobu jot na moo tax baax na ku nekk fàttaliku ko ci sa activité yu bari yi ngay def nga ut ci tuuti temps boo xam ne di nga ko consacré ci organisation bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko meññ mu nekk wàll ci ñun ku nekk ci ñun taxaw ci ba yàlla def tey mu nekk institution ci diaspora bi parce que néew na nga gis association mbaa organisation boo xam ni ay aji tukki ñoo ko formé muy dox ba am fanweeri at am lim bii nga xam ne ñun am nañ ko ci ay membres am budget bii nga xam ne moom la ñuy fonctionner am également vécu bi nga xam ne am nañ ko c'est-à-dire tous les 2 ans ñu def assemblée générale tous les 4 ans ñu changer totalement bureau bi ak personnel bi
mais surtout am une administration fonctionnelle au cœur de l'une des plus grandes loolu mooy tax tout le temps may wax suñ ko waxee ak suñ ko waxul suñ ko xamee ak suñ ko xamul jàpp naa ni am nañu ci association yi gën a mag ci doomu sénégalais yi tukki yi nekk ci àddina bi defe naa sax ñu ñoo am bi gën a mag alors donc vraiment jot na jotaat na temps bi ñu koy waxtaanee donc jotaat na ku nekk ci ñun participer ci jël ci une part active alors donc pour dellu si rek ci lañ ma laajoon kañ la ñuy def assemblée générale bi incha allah jàpp nañ ko def dimanche le 15 décembre bi nga xam ne moom la ñu dëgmal décembre bii ñu jëm. décembre bii di ñëw waaw tey le 13 novembre. président bëggoon naa la laaj ndax jouru assemblée générale bi. dafay tomber ak jouru vote bi ñuy jël nouveau bureau bi wala. exactement loolu ñu ngi koy waxtaanee keroog. ñu ngi seet. ci ubbi nañu candidature yi dinaa ñëw léegi ci détail yu ku bëgg nekk candidat lan ngay doon. mais keroog bi ñuy mujjee waxtaan li ñu waxoon mooy dinañu seet naka la candidature yu tëddee su fekkee dañu nar a am joŋante bu tar ba nga xam ni jàpp nañ ni mën na gêner présentation rapport yi parce que loolu moo ñu dal suñu assemblée bi passé peut-être ñu décaler jéem a ñëw utiliser samedi bi pour une assemblée boo xam ni c'est pour la présentation des rapports su fekkee nag gis nañ ni peut-être du demee noonu ba nit ñi dinañ am sérénité mën na am peut-être une option mooy nekk ñu teel a commencer opération de vote yi par exemple ci dimanche bi nga xam ni dinañ mën a teel a pare ba mën a présenter rapport yi lépp xet ci benn bés mais loolu yëpp lu nekk suñu kanam la ñu ngi ut ay combinaison yoo xam ni peut-être fii ak ñuy egg ci bés ba dinañ ci am une solution définitive mais suñ ko amee également dinañ ko communiquer ñi nga xam ne ñoo moom organisation bi muy l'assemblée générale des membres alors su ngeen ma ko mayee ñu dellu si ci li nga xam ne moom mooy conditions yi nit war a remplir pour nekk candidat mbaa nekk électeur pour nekk électeur li ñuy laaj nit ki mooy mu nekk membre association bi ba pare mu nekk à jour de ses cotisations souvent dinañ tolérer koo xam ne tardé nga 1 mois ou 2 te lii may wax damay rappeler rek li nga xam ne mooy nekk ci charte association ci statut association alors pour nekk électeur wax naa ko léegi il faut que nekk membre association bi nekk à jour de tes cotisations mbaa mu manqué la benn weer mbaa ñaar su fekkee da nga bëgg a nekk candidat parce que am na ñaari kuréel am na lu ñuy wax bureau am na lu ñuy wax comité directeur comité directeur bi pour nga nekk ci mu nekk organe de réflexion et d'orientation buy ànd ak bureau bi ci liggéey bi alors comité directeur boobu nit mën na cee nekk candidat pour bokk ci il faut que nga nekk membre association bi nga nekk à jour également de tes cotisations nga ñëw ci bureau association bi fii ak le 23 novembre avant jeextalu bés bi nga def demande de candidature alors loolu soo ko defee demande de candidature bi da nga koy déposer ci siège u association bi loolu moom moo nekk pour nekk candidat ci comité directeur bi pour nekk candidat ci bureau bi su fekkee da nga bëgg nekk candidat président mbaa nga bëgg nekk candidat secrétaire général mbaa nga bëgg nekk candidat poste trésorier général li ñu lay laaj moo nekk au minimum fekk nekkoon nga membre association bi pendant 1 an di ci cotiser leneen li ñu lay laaj également mooy nga mën a justifier que def nga fil nga say taxe ñetti at yi passé ba pare nga indi preuve yi c'est-à-dire nga indi say income tax return li ñu lay laaj également nga wane ni amuloo felony mosuñu la fi arrêté mbaa jàppale ci condition yoo xam ni peut-être mën na poser préjudice association bi donc nga indi background check li ñu lay laaj également fekk ni topp ñu la child support parce que xam nga child support kuñ ko topp pour la plupart du temps dafay restreindre say droits alors ci ñett ñooñu loolu mooy condition yi ci président bi dañ koy laaj mu joxe caution mbaa benn en tout cas benn chèque bu $500 boo xam ne dafay nekk chèque certifié mbaa money order mu boole ko ci candidature am ci yeneen postes yi ci des yëpp li ñuy laaj nit ñi mooy ñu nekk ay membre association bi nekk à jour de leur cotisation ñooñu ñëpp tam ku ko ci bëgg nekk par équipe la parce que ci suñu réforme bii passé dañ ne pour mu am cohérence il faut que mu nekk ay nit ñoo xam ni ànd nañu déggoo nañu ci li ñuy def alors donc il faut que mu nekk ay candidature par équipe
alors te ku koy def da nga koy déposer ci secrétariat wu association bi nga adressé ko au secrétaire général nga def ko également avant le 23 novembre ci jeextalu bésu 23 novembre bi donc loolu moom moo nekk condition candidature yi alors encore une fois lu am solo la loo xam ni war na bépp doomu sénégalais parce que association bi association sénégalais yëpp la ci ñi ci bokk alors association bi également soxla na mobilisation ak taxawaayu képp koo xam ni doomu sénégalais la parce que liggéey la boo xam ni bénévolat la da ngay am sa liggéey am sa njaboot di ko ci boole donc il faut que nit ñi séddoo ko su ñuy defee ba pare ñeneen ñëw donc wax dëgg yàlla te seetlu nañu at yi passé dégg nañu waxtaan bu am solo ci jubluwaayu association bi ci orientation association bi dinañ am yaakaar ni peut-être dinañu gis ñooñu ñu ñëw engagé wu parce que c'est très bien nga am ay idées mais c'est encore mieux idées yooyu nga ñëw pratiquer ko nga ñëw mettre ko en application parce que fi mu toll tey bëgg nañ ay nit ñëw jële ko fii yóbbu ko fi gën a kawe parce que équipe bu ñëw loolu la ñuy xaar ci yow nga ñëw teg ci sa brique bàyyi ko fa keneen ñëw def ci li mu mën continuer ko parce que association buy jëriñ communauté bi la bu communauté bi am yaakaar boo xam ni héritage yu communauté bi yëpp la boo xam ni également képp kuy doomu sénégalais war nga ci ñëw dugal sa loxo ci liggéey bi te comme que kenn mënul dugg ci kër gu nekk def fa dara soo bëggee participer ci communauté bi da ngay ñëw dugal ko ci biir association des sénégalais d'Amérique donc ñu ngi woo ñëpp vraiment ñu def temps def sacrifice bi def engagement communautaire def volontariat ñëw def ko ci association bi dans les structures de l'association bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jël décision yi ñoom ñooy jël orientation yi encore am nañu chance mën nañ ko def fii ba le 23 juin astafurlah le 23 novembre ñu ngi leen di xaar ci bureau association bi pour ñëw déposer seen candidature. waaw léegi man li ma bëgg a laaj mooy yow def nga bi mooy sa deuxième mandat mooy waaj a jeex ni donc yow da nga am term limit mooy ñaari mandat rek nga mën a am donc yow mënatoo nekk candidat n'est-ce pas. absolument mënatuma nekk candidat mënatuloo nekk candidat loolu charte bi ma ko wax bureau bi aussi am nañ loolu wala ñoom indéfiniment lañ leen di. waaw disons que nit ku nekk. ci benn poste bu nekk. ñaari yoon rek nga ci mën a nga ko mën a occuper. n'est-ce pas donc képp koo xam ni occupé nga benn poste ñaari yoon. waaw xanaa nga dem def beneen poste. mais poste boobu moom mënatuloo ko defaat. parce que dafa am limite. Pour des soucis de démocratie. Pour des soucis également may ku nekk nga mën a am sa chance ñëw servir sa communauté. absolument et puis bañ nit yàgg parce que nit bu yàggee ci poste ba yàgg ci day dem ba defe ne moo ko moom. tout à fait looloo indi problème yu bari yooyu gis quoi. d'accord loolu baax na léegi nag fan lañ toll ci candidature yi comme bureau bi term limit nañ ko yow term limit nañ la. te le 23 novembre le 15 décembre moom daanaka ñëw na. waaw léegi fan lañ toll ci candidature. élection bi mujjee de bëri woon nay candidat lool. oui dañuy ñaan ñu ngi am yaakaar ni dana mel noonu. parce que nit ñi communauté bi amul lu mu leen jaralul. te bëri nañu fi ay nit ñu am expertise bu ñu soxla. bëri nañ fi également ay nit ñu am gis-gis. ak engagement boo xam ni communauté bi soxla nañ ko. donc bëri na nit ñi dañuy toog ba à la dernière minute ñu déposer seen candidature. bon loolu moom c'est très sénégalais. lu nit ñi mën a def dañ si voilà donc mais am nañu yaakaar bu baax que ressources yu mag yi nekk ci communauté bi dinañ manifester wu. dinañu ñëw jël seen association servir seen communauté. du lu yomb. mais lu noble la. lu élégant la loo xam ne ñu ngi koy xaar ci doomu sénégalais bu nekk. man de sax man am na ku ma sànnil carte bu pare. man de comme association bi ba mu taxawee ba léegi góor ñee koy yor daal bi yoon moom jigéen lañ soxla. Pape yow da nga mel ni ku bëgg a jël sama idée parce que fi ñu toll nii daal gëm naa ni jigéen ñu wàll ci communauté bi bu baax a baax a baax bëggoon naa nag jigéen ñi wane seen bopp ci association bi. man daal bëgg naa jigéen jël ko fi ñu toll nii waaw les dames yëkkati leen seen loxo vraiment ñu jàppale leen ñu jàpp si parce que xam nañ ne bu ngeen ko yoree dina dox. waaw man daal am naa confiance ci ñoom parce que ay xale yu xarañ ñu ngi fii ci communauté sénégalaise bi. vraiment di ay xale di ay mag yoo xam ne am nañu expérience ci dëkk bi di fi liggéey yu am solo et pourquoi pas ñëw rek. servir seen communauté ci association bi donc daal ñu ngi leen di xaar man daal maa ngi xaar jigéen ñi daal Pape
ah waaw baax na léegi président xam naa peut-être àgguñu ci wax ay kan moo bindoo kan moo bindoowul mais quand même j'espère que nit ñaa ngi ñëw. waaw mooy li ma la wax rek am nañu yaakaar bu baax que ressources yi ñu soxla pour diriger association bi. communauté bi dina ko produire. parce que association bi communauté bi moo ko moom. moo ko meññ. ci biir communauté bi bëri na ay ressources yoo xam ni mën nañoo jël en charge association bi. donc wax dëgg yàlla man xooluma candidature yi yegg si ou pas parce que loo xam ni la. bu neexee yàlla ñu ngi koy arrêté le 23. su ko defee le 24. bureau bi saytu ko. parce que pour xam nga am na ay conditionnalités yu ñu wax. donc il faut que loolu yëpp bureau bi xool ndax candidature yu ñu recevoir méngoo na. suñu paree suñu xëyee le comité directeur bi également xool ko. ci la ñuy mën a xam kan la ñu retenir sa candidature. alors ñaari réunion yooyu yëpp muy réunion bureau bi mbaa réunion comité directeur bi comme que délai bi dafa xat. ay réunion la yoo xam ne dañ koy def su fekkee am nañ quorum mbaa suñu amul quorum. parce que gis nga ni baaxoon nañu di woote réunion di ko dàq parce que du ñu am quorum. mais lii ay situation yu exceptionnelle la keroog ñu waxtaan ci ba ne suñu amee quorum ak suñu amul quorum dañuy procéder suñu réunion. mais ci gàttal daal am nañu yaakaar ni dinañ am ressources yi ñu soxla. et que suñu. am nañu yaakaar que dinañ am ressources yi ñu soxla et que on sortira de ça avec une bonne équipe. boo xam ni dinañu continuer liggéey bi. fekk ko fi ñu ko jëlee fi ñu ko bàyyi ñu yóbbu ko. ci jeexal rek également wax ni keroog taxaw désigné nañu benn nit boo xam ni El Hadj Sow. dafay jiite benn commission boo xam ni moom moo nekk commission électorale bi. ñu ne woon képp koo xam ni bokk nga ci comité directeur bi say cotisation mat na. te nekk loo candidat ci poste bureau yi ñu wax. nga rapproché wu de El Hadj nga jàppale ko ci organisation bi soxla nañu ñeent ñu jokk ci moom muy une commission de 5. pour ñu organiser ñu dimbali ñu organiser les opérations électorales. parce que assemblée générale ñaari aspect la. il y a l'aspect organisation en termes bilan. alors loolu c'est pratiquement bureau bi rek moo koy def. mais dañu bëgg pour être juste vraiment et que ñu bàyyee ko comme ni ko sart yi waxee. jël ci biir comité directeur bi ay ressources yoo xam ne ñoom ñooy organiser opération électorale yi suñu mbokk suñu xarit El Hadj Sow lañ ci jiital et ñu ngi ñaan mbokk yi nga xam ne bokk nañ ci comité directeur bi ñu ñëw jàppale ko ci liggéey bi pour bokk ci commission boobu soxla nañ ñeenti nit condition yi mooy encore une fois nga bokk ci comité directeur bi nekk en place nekk à jour de tes cotisations mais également voilà parce que mënoo nekk juge et partie ci benn élection donc loolu moo nekk li ñu jàpp keroog. alors peut-être continuer xam naa ci semaine yii ñu jëm. waxtaane lii gën a woo communauté bi pour mu ñëw bokk ci dugal ci seen loxo engagé wu déposer ay candidature mais peut-être également comme que ñu ngi waaj a jublu ci aspect bi nga xam ne dañuy bëgg a may espace candidat yi ñu ñëw waxtaan ak sénégalais yi wax leen seen gis-gis. pour ñooñu mën a ànd ak ñoom ci liggéey bi. alors ñu ñëwoon également ñu ñëw fi comme que bi ñuy ut association bi dañu àndoon dem seeti mbokk yi wax leen li nga xam ne mooy suñuy gis-gis. wax leen également li nga xam ne moom lañ ci jublu wax ci également li nga xam ne mooy suñuy objectif. comme que yor nañ ko ñaari at yi yëpp ñu ñëw fi tey wax li nga xam ne def nañ ko ci jéego. def nañ ko ci jéego nit moom matul. liggéey également du mat. mais suñ ko waxee di nga gis ni am na lu bari luñ ci def. vraiment donc eggee ko nit ñi. wax dëgg yàlla ñu xam ko. kon xam naa président bàyyi ma jël tuuti break rek. su ko defee ñu ñëw ci deuxième partie bi. absolument incha allah absolument. tollu sunu ndaw bu tu àdduna ne si yoonu ndam. daan doole xam ni dañu war a am. bay sunu wew tànk mooy fulaak fayda. gëm sunu bopp lay daane. si tax yi kaw kaw jóg jëf jot naa. liggéey des sunu réew ak sunu ngor lañ soxla. ñuy dem wuti ci bitim réew ñàkk fii. bon si jubla ki fexe am ko fii. bul nandi fa ala nga naam sax. toogal ci réew mi rekki fi wallaahi. naa ni mën naa tegi fii. liggéey tegu fii. mën naa tegi fii. nga la waay toogal ci dëkk bi. mën naa tegi fii. ñu jariñ dëkk bi. mën naa tegi fii. yow sa bopp
bokk sa dëkk asgor du fàtte ngor fu laak fayda ci la bokk alalay faj gàcce bànneex faju naqar mën a wër mayewul wërsëg ku ne juddoo sa wërsëg bilaay wax ju wér la la wax toogal ci réew mi bul dem fenn napp sàmm bay dunde lépp a ngi dox ci réew mi bu nu cuune waaw wax ju wér la la wax toogal ci réew mi ut métier napp sàmm bay dunde lépp a ngi dox ci réew mi bu nu cuune waaw bul nangi fa bala nga napp sa dégg ngeen loolu ah wala fi kooku mag la de ñoom de bul wax lan nañ la wax nangi fa bala ngaa naax saay naax saay waaw nee na ñu toog loolu ci waxi dëkk mag bi la liggéey. yàlla Mais bu nag- ñu laax saay ci dëkk bi maa mais mën ngaa liggéeyal réew mi it boo nekkee feneen ah. waaw parce que ñun ñu nekk bitim réew. dafa mel ni ñi dañuy wax ni ñibbi mi ngi non bëgg a non non jot day wax rek ne li ñuy wuti bitim réew ma nga ca dëkk ba. surtout xale yi rey seen bopp ci yoon wi mais ñun ñu ne fii aussi ñu ngi jëriñ dëkk ba jëriñ bu wóor a wóor. wallaay wallaay moo tax suñu taxawaay ay fii azak suñu taxawaay fii moo tax ñu reconnaître Sénégal ba xam lan mooy Sénégal. wallaay am wallaay de wallaay waaw kon ñun même à distance ñu ngi servir suñu réew. of course waaw mais ànd naa ak moom ci li mu wax lu ci waaw bëri lii nag parce xam naa que- ni message bu jëm ci xale yi nga xam ne ñu ngi xaru jëm ci yoon yi métti yi vraiment te jaratu ko nag ñëw ñu leen di tëj ci frontières yi yeeg yooyu métti na xam naa loolu moom kii la rek parenthèse kon ñu ñëw ci deuxième partie émission bi président association des sénégalais Ibrahima Sow moo fi nekk tey ñiy waxtaanee di jëm ci mission bi nga xam ni dénkoon nañ ko mook équipe ba mu ngi jeex waaye di dugg tamit ci beneen liggéey boo xam ni ñu ngi tàllal loxo doomu Sénégal yëpp ñu ñëw jariñ ASA waaye ci diggante bi rek dinañ ci waxtaane programme bi nga xam ni bureau bi fi nekkoon Ibrahima ak bureau def nañ ko fi vraiment ma ci remercier nag bureau bi bu baax a baax a baax xam naa président di nga ñëw ci loolu waaye ma leen ciy remercier parce que xam naa ni ay nit yu am xaw ma naka lañ koy Pastef ñoo ci nekkoon vraiment def ci seen doole def ci seen énergie def ci seen temps vraiment mu jaral leen lu nekk parce que nag yombul yomb na tuuti rek mais yombul torop kon Pape dafa am looy laaj Ibrahima wala waaw li ma bëgg a laaj président mooy pour une question fonctionnelle c'est-à-dire yow nee nga le 23 la ñuy tëj candidature élection yi le 15 la loolu mel na ni jege na de xat na de disons que suñu tëjee candidature le 25 novembre waaw le 23 novembre bon dinañ am 3 semaines pour ñëw présenter ko ok su fekkee ni dañu bëgg a def élection yi ci délai ci at bi ñu nekk waaw def passation de service bi may équipe bi ñëw mu mun a entamer année bu bees bi malheureusement il faut que ñu liggéey ci condition yooyu n'est-ce pas d'accord c'est bon léegi ma def li américain di wax devil's advocate léegi charte bi moom dafa prévoir ne noonu la ñu war a mën a doxale nit ku nekk 2 mandats nga mën a am ci benn poste bu sa 2 mandats jeex na waa léegi bu ñu demee ba àpp ba amoo candidat nag nooy def lu charte bi wax waaw loolu du nekk problème loolu du posé wu comme problème parce que c'est sûr que incha allah communauté bi dañuy suñu problème sax xanaa peut-être mooy nekk am candidat yu ëpp mais duñu am problème mu bañ a am candidat loolu moom wax dëgg yàlla c'est mosuñu ko am mosul am situation boobu te c'est presque certain que duñ ko am bu neexee yàlla charte bi waxu ci dinañu en fait non charte bi moom wax dëgg yàlla day prévoir dinañ am ay candidats nañ ci rafet njort que dinañ am candidat yu bari yu taxaw yu am valeur yoo xam ni am nañu le Sénégal et la communauté sénégalaise et l'association des Sénégalais ci seen xol à cœur et à servir leur communauté n'est-ce pas su loolu suñ ci demoon ba egg ci loolu sax ku mel ni yow gis ci boppam jóg taxaw du dëgg mbaa soxna famille du dëgg waaw mais dinañ ko am mais danañ ko am bu neexee yàlla waaw d'accord amul problème xaw ma dañuy jël appel yi wala xaw ma dama lay bàyyi un peu waaw nga brosser yeneen point c'est ça suñu mënoon vraiment dem bañ a may ñu déglu ñu waaw suñu mënoon may ñu ayca président donc dafa mel ni kooku dem na ci loolu comme li ñu waxoon rek ñu wax nit ñi jaar-jaar yi ñu ci am fiñ ci jaar parce que su fekkee da nga ñëw ci ay nit wax leen dañu bëgg a def benn liggéey
ñu nangul la ko dénk la li nga xam ne moom moo nekk peut-être bokk na ci leen gën a cher. su demee ba muy egg ci njeextal bi baax na nga ñëwaat ci ñoom. Fa mu ngi koy wax léegi équipe bu mag moo ko def liggéey bi suñ ko waxee léegi di nga dégg ni di nga xam ni. lii benn nit mënu ko ñaar mënu ko fukk sax mënu ko. n'est-ce pas vice-président Nogoy Mboup n'est-ce pas secrétaire général Pape Lansana Ba. secrétaire général adjoint Ismaïla Goudiaby trésorier général Moussa Diop trésorier général adjoint Tafsir Thiam. moom mii nga xam ne moom moo soxna Issa mi nga xam ne mooy commission éducation. astafurlah commission communication. Maodo Sène mi nga xam ne mooy commission éducation Juma. nga xam ne mooy commission jeunesse Khady Ndiaye commission finance n'est-ce pas. nga xam ne mooy commission sociale. Bàcci Ñang yor commission mag ñi n'est-ce pas. éthique et sage. Sëñ Daouda Sarr yor commission organisation Lamine Sall yor commission habitat. ànd ak suñu ñaari contrôleur yooyu am yu taxaw yooyu muy Ami Ba ak Abdou Khadir Sène vraiment ku nekk def ci loo mën. alors sooy évaluer da ngay évaluer par rapport ak objectif yi nga am. ñun bi ñu ñëwee dañoo ne animation bi nga xam ne association bi doon na ko def ci biir communauté bi. danañ ko accentuer non seulement danañ ko accentuer mais dinañu même revoir nomenclature programme yi. ñu réadapter ko ci soxla ak besoin wu communauté bi. peut-être que am na ci yoo xam ni ñu ngi ko doon def rek par mimétisme. alors am na yeneen yoo xam ni ñoom la ñu gën a soxla. dinañ ci ñëwaat léegi par exemple éducation. ñu seet nan lañ ci mën a defee animation. dinañ ci ñëwaat léegi en matière de développement économique ñu seet naka lañ ci mën a defee animation. yooyu ay programme yu bees la. mais en tout cas animation bi nga xam ne scientifique bi nga xam ne association bi baaxoo na ko def ci biir communauté sénégalaise bi ñu accentuer ko loolu moo nekkoon objectif bu njëkk bi. objectif bi ci topp moo nekkoon membres yi ñu delloo leen au centre du souci de l'association. c'est-à-dire def pexe ba membre bu nekk gis sa bopp ci organisation bi. ci social bi ñu lay taxawal. loolu nag li koy matérialiser mooy mettre en place lu ñuy wax charte sociale. c'est-à-dire bu njëkk ba ak bu mu ci jamono bu mu mës a doon association bi ci social lay dox. li changé ñun bi ñu ñëwee mooy dañ koo def ci charte. képp ku ci bokk say cotisation mat su la lii dalee lii association bi amel na la ko te contrat la. mu bañ a yem rek ci wax ko mu bañ a yem rek ci signer contrat bi mais ñu ut ay ressources bloqué ko. teg ko ne lii charte bi rek dafay lay servir. alors donc loolu itam moo nekkoon presque suñu deuxième objectif. troisième objectif bi ñu ne dinañu à travers l'association utiliser ko comme un outil pour mettre en place une communauté d'excellence. alors gis nañ ni xale yi suñu xale yi xarañ nañ ci njàng. nañ leen accompagner ci loolu. nañ leen def pexe ba ñu brandir ñu mbaa ba ñu brand ñu. mbaa ba ñu xamee ñu. comme communauté bi nga xam ne seen doom yi dañuy def ay résultats yu baax. suñ ko tàmbalee tey am nañu yaakaar ci at yi ñu jëm dinañu mën a am ay communauté d'avocats de médecins d'ingénieurs et tout. alors ci communauté yi fi nekk. ñu teg ci bët ñi nga xam ne dañ ci réussir loolu. alors ci loolu également na feeñ ci suñu taxawaay. nu muy feeñee ci suñu taxawaay mooy ci outils yi nga xam ne am nañ ko muy rajo bi. ci activités yi ñuy def na ci loolu génn. xam nga ci loolu la ñu waxoon immigration bi am na solo mais amuñu ci contrôle. li ñu am contrôle mooy suñu njàngu xale yi ci rajo bi lañ ci gën a wax ci njàngu xale yi. gis nga ci waxuma sax ci ñaari at yi waaye ci ñeenti at yi. pratiquement rajo bi moom moo jël leadership bi ak engagement discussion bi ci communauté bi ci ci mbirum njàng xale bi. nga joué ci rôle bu am solo sëñ Tall. ñu la ciy sant di la gërëm bu baax a baax a baax n'est-ce pas. beneen objectif bi ñu waxoon également mooy jël leadership bi ci diaspora bi. parce que association des Sénégalais d'Amérique pratiquement mooy leaderu association yi nekk ci diaspora bi. li tax ñu koy wax mooy dina néew nga gis association bu am at yi mu am. am limu membre yi mu am. am budget de fonctionnement bi mu am suñu dinañ ci ñëwaat suñu budget ren bi moo nekk budget bi gën a élevé. bu ñu mës a am ci histoire association bi. alors ñu am également administration bu fonctionnel comme bi ñu am. am siège boo xam ni dafay fonctionnel ñu koy fay at weer bu nekk $5000. am ay nit yu fay liggéey ñu leen di fay chaque semaine
soo defee tuuru diaspora bi c'est difficile nga gis organisation bu mel noonu organisation nag mënul mel noonu ba pare di yëngatu rek ci ay activités yoo xam ni du reflété wu ci position bi diaspora bi war a am ci réew parce que diaspora bi ci boppam suñu xaajee population réew mi ñeenti xaaj benn xaaj bi diaspora bi parce que nee nañu tey Sénégal mu ngi dem ci ay 15 millions d'habitants ñi ñaa ngi naan diaspora bi dem na ci 3 millions donc il faudrait donc que diaspora bi ci ay structure am yi gën a mag def animation scientifique ci question yi leen ëppal solo c'est-à-dire li nga xam ne yitteel na leen ñu wane ko ci seen taxawaay ci organisation ak manifestation yi ñuy def loolu moo laloon animation yi ñu fi def sur l'investissement des Sénégalais ak sur les opportunités d'investissement danañ ci dellu si waat donc loolu également nekkoon objectif bu mujj bi mooy suñu indépendance financière c'est-à-dire def pexe parce que am nañu 30 ans institution lañu ku ñuy jëflanteel ñu jëflanteeg yow en terme de partenaire mu bañ a nekk dañ lay ñaan mbaa dañ lay saraxu mbaa dañ lay àbb mbaa dañ lay wax nga dimbali ku ñuy lijjantil donnant la am na maa ngi fàttaliku bu ñuy am na benn salon de l'investissement bu ñu fi mos a def keroog bi ñuy wax ci rajo bi ñuy wax li ñu signé convent CG FONGIP li ñu signé BHS maa ngi fàttali nga ñuy laaj mais ñii bari nañu suñu signé duñ ko suivre ñu tontu bi moo nekkoon bon de toute façon ñun suñ ko suivre baax na suñ ko suivre ñun ñu continuer suñu liggéey parce que de toute façon du rapportu partenariat la rapportu partenariat boo xam ni ressources yi ñu ñoo koy produire xam nga li wolof di wax ku ëmb sa sànqal ëmb sa sutura voilà alors ku la ëmbalul sa sànqal du la ëmbal sa sutura alors su fekkee mën nga lijjanti ba ëmbal sa bopp sa sànqal fi la neex ngay xool ni la neex ngay doxee alors indépendance boobu li koy indi mooy nga produire say ressources alors ñeenti at yi passé yëpp wax dëgg yàlla diisoon na trop taroon na lool parce que luwaas bi dañ ko yokk mu jógee 3700 dem 5000 daaw ñu fay ndox ñu ñuy fayeeku ndox alors ñu am yeneen obligation waaye kenn mosuñoo dégg ñu ñëw fii ne jàppale la ñu ci fonctionnement association cotisation yi sax néew na comme d'habitude d'ailleurs waaye kenn mosuñoo dégg ñu ne ñëw leen ASA mu ngi fundraising mënoon nañ sax fundraising wax dëgg yàlla mais puisque dañ ne communauté bi ñëpp a ko bokk alors peut-être nañu bàyyi ñeneen ñi loolu ñun ñu ut ay pexe n'est-ce pas kenn mosul dem également ci événement ñu gis kees ñu ne kees bi dañ ko fi tegal pour dimbali ASA te wax dëgg yàlla ñu ngi koy def ba presque 1 mois moo ñu desee yàlla mun nañoo may ñu dimbali ñu yeggali ko ci jàmm ak salaam continuer suñu activité donc ponk yooyu ma cité léegi moom moo nekk li laloon suñu taxawaay moo nekkoon suñu objectif alors animation bi su ma ko limee léegi di nga gis ñi membre association bi ci bureau bi dynamique ñu ngi ñu fal le 29 janvier 2017 ñu jël service le 5 février balaa fin du mois février defaraat nañu siège bi ba def fa buntu yu bees buntu bii fa nekk gis nga ko ñu def ko fa mu set wicc nettoyé ko ba ku ñëw gis ci sa bopp te buntu bi ñu koy def membre bureau bi ñoo ko fay ñoo ko financé association bi dugalu ci benn ñoo joxe seen xaalis loolu balaa fin du mois de février la le 7 mars su ngeen di fàttaliku ñun dañoo li américain di wax hit the ground running bi mandat bi ñuy tàmbali rek ci la ñu Amérique commencé expatrier sénégalais yi toog nañ fi lu yàgg xamuñu ñuy jàpp ay sénégalais di leen génne presque ci bi ñuy tàmbali ci mois boobu la ñu commencé expatrier donc le 7 mars ñu définir benn stratégie ni lan la ñuy tontoo ci lii ñu leen di tontoo mooy ñi nga xam ne jàpp nañ leen ba pare ñu assister leen alors ñu dajale xaalis bu takku yónnee ko ñu rapatrier ba xaalis bi ñu leen yónnee woon sax moo ëppoon ci liñ leen pécule bi ñu leen doon jox bi ñu eggee gouvernement bi loolu également communauté sénégalaise bi moo ko dajale ñu leen ciy sant di leen gërëm mais le 7 mars déjà ñu dajale ay avocats indi leen siège ASA ñu ñëw waxtaanal nit ñi pour ci situation bu bees bi naka lañ ci taxawee le 18 mars boobu ci la ñu jàppoon def journée internationale de la femme suñ ko defoon moo naroon nekk bi gën a mag ci journée internationale de la femme soxna femme mu ngi rey dëkk bi yëpp mobilisé wu
yàlla ci coobareem def suñu kilifa bu mag Sénégal Serigne Cheikh Ahmed Tidiane El Maktoum yàlla na yàlla yokk leeram yóbbu ko ci àjjana yi gën a kawe mu wàññeeku sans discuter et sans sourciller association bi annulé programme boobu engagement yi ñu ci defoon paiement yi ñu ci defoon lépp nul ñu ne duñu sax réfléchir on annule événement boobu ñu ngi ko defaat le 20 avril mu am succès bu mag a mag a mag a mag a mag n'est-ce pas le 4 avril ni ñu ko baaxoo di defee def nañu feetu indépendance bi ñuy animé ñu feetu indépendance feetu jeunes yi la feetu force vive yi la feetu jeunesse bi la ñu indi ay jeunes maa ngi fàttaliku am na ay jeunes yu jóge woon Columbia University ci njiital sëñ Modou Sène ak Juma ak Aïda ñu ñëw invité notable yi nekk ci dëkk bi yëpp ñoom professeur Souleymane Bachir président Dramé ak ñoom ñëpp ñu ñëw ñu amal waxtaan bu am solo ci économie Sénégal keroog vraiment daje bu amoon solo la bu ñu def loolu ci ñu ngi ko def le 4 avril le 7 avril boobu ñu dalal fii ma ci profité di sant di gërëm encore Soxna Fa en rapport avec Africa Health Initiative xale boo xam ni dafa feebaroon feebar bu metti condition bu difficile Africa Health Initiative indi ko utal ko ay médecins ñun ASA ñu gàddu prise en charge bi alors bi mu ñëwee Soxna Fa la nekk pendant ay 6 mois nekk 8 mois nekk foofu ñu jël leen en charge à 100%. yàlla def xale bi ñu defal ko opération bi réussir ba mu dellu ci ay mbokkam ci jàmm ak salaam loolu également di tiitaru association bi di tiitaru communauté sénégalaise bi parce que àddina bi yëpp biñ ko yëgee rafetlu nañ ko ci taxawaayu social bu association bi di def loolu mu ngi nekk woon le 7 avril je veux dire ñu ngi ko def ci mois d' avril le 7 avril lañ ko dalal le 25 avril ñu lancé suñu charte sociale parce que am na subvention bu ñu diggoon ci gouvernement bi ñu lijjanti ko ba jot ko bloqué ko lancé charte sociale bi le 22 mai def nañu taxawal cellule bi nga xam ne mooy première cellule bi ñu taxaw en dehors de cellule association bi ñu def ko Brooklyn le 8 juin dalal nañu le maire et des membres du conseil municipal de la ville de Touba de la commune de Touba ñu ñëw ñu taseeg ñoom parce que suñuy activité ak état du Sénégal la mais également avec les collectivités décentralisées ñu am waxtaan yu am solo ñu def ko ci siège bi boobu sax man fekk ma fi vice présidente Nogoy moo ko jiite ànd ci ak ñoom Soxna Fa xam nga koor gi dugg le 19 juin ñu def ndogu bu am solo def ko ci siège bi le 8 juillet ñu organiser barbecue boo xam ni jeunesse su communauté sénégalaise bi yëpp ak sénégalaise bi yëpp dajale nañ ci n'est-ce pas le 27 juillet toujours ñu def benn legal screening ak health screening ànd ci ak African Services le 12 septembre ñu lancé projet JAS pour jox nit ñi ay kër le 10 octobre ñu def également beneen legal clinic ci siège association bi le 22 23 24 décembre ñu def le salon de l'investissement donc su fekkee rek sur le plan numérique pour énumérer activités yi pour nga gis ni pratiquement tous les mois association bi organise na benn ba ñaari activité pour wane également que association bi nekkoon na au centre de l'animation de la communauté mais du ma continuer ci année bi ci topp parce que pratiquement loolu lañ def mais am na ci ay moments yu am solo wax nañ ko léegi newoon nañu dañu bëgg a gouvernement bi ñun ñu yee leen ci opportunité yi sénégalais yi de la diaspora représenté parce que li ñuy yónnee ci xaalis am na solo mais ñun jàpp nañu li ñuy yónnee xaalis bokk na ci li gën a tuuti li ñu mën a defal suñu réew non seulement mun nañ fa indi expertise ci li ñu jàng ci biti mais également su fekkee ni rapport de confiance yi nga xam ne am nañ ko ak encadrement bi nga xam ne soxla nañ ñu ko jox nañ ñu ko mais surtout éducation bi nga xam ne war nañ ko am ci opportunité d'investissement yi am Sénégal def nañ ko lu gën a bëri ci épargne bi nga xam ne bàyyi nañ ko ci dëkk yi ñu yi nga xam ne ci la ñu nekk mën nañ ko rapatrier ñu ne ñun nañu commencer animation sur la question de l'investissement et des opportunités d'investissement alors le 22 tàmbali nañ ko suñu mandat bu njëkk bi mais le 22 23 ak 24 décembre bi passé
daanaka amul démembrement bu des ci gouvernement du Sénégal service yëpp ñëw ñu toog ànd ak ñoom ci réflexion néew na lu association de Sénégalais ci àddina bi mobiliser lu toll noonu ci ressource ba pare ñu provoqué ko kenn waxuñu ko ñun ñoo ko xalaatal suñu bopp invité ci autorité étatique yi invité ci consulat ñu ngi ko ci sant di ko gërëm ci li ñu fekk ci loolu invité ci également la direction générale des Sénégalais de l'extérieur invité ci ñëpp ñu amal tenir suñu cahier de charge scientifique animé ko ba nga xam ni vraiment lu mucc ayib am ci bés même suñu projet Malicounda bii ci la génn donc gis nga kon non seulement jël nañu en charge animation bi mais leadership bi nga xam ne ñu ngi ko doon wax ci diaspora bi gis nga ñi génn na parce que question yi gën a stratégique ñun ñoo ko posé sur la table animé ko te biñ ko animé li ci am solo mooy ñu bari dañu cee topp ci parce que soo demee Canada tey loolu ci seen programme la bokk soo demee en Europe alors mënuñu dem fu nekk ñu animé ko mais mën nañ ko def ba nit ñi gis ko roy ko ñemb ko ci ñun donc véritablement parce que leadership loolu la du dem ni wax forcé nañu nit ñi nañu comme ni ñuy def mais da ngay lead by exemple da ngay def dara nit ñi gis ci valeur ajoutée fekk si ci la fekk si la ci alors président mu am benn point bu am solo boo xam ni tamit bëgg naa nga insister ci mooy les visites rapprochées yi nga xam ni social bi doon na ko dox ci biir communauté bi loolu di lu am solo parce que dañuy dox guddi bëccëg di dem ci hôpitaux yi di leen seet di leen fekk ci kër yi vraiment mu nekkoon équipe boo xam ne aussi équipe bu dynamique la loolu tamit bëgg naa ñu insister ci bu baax ndax bari na social boo xam ni ñoom def nañ ko vraiment ci ànd ko bureau bi mais liggéey bu am solo tamit mi ngi woon foofu absolument te xam nga ASA li ëpp ci ASA social la donc loolu aussi c'est des trucs très importants xam nga ñu ngi wax léegi que suñu activité bi ñu njëkk def dañoo tàmbali rek ñu commencé rapatrier Sénégalais wallaay dajale nañ fi xaalis bu bari yónnee ko loolu ci social la mënoon nañu ne dañuy yem ci suñu charte sociale nee nañu képp ku ci bokk su la lii dalee ñu fekk ñu jàppale la am na ñoo xam ni bokk ñu ci des corps à rapatrier ñi ñu gën a defal ay malades yu tëdd ñi ñu gën a defal sax bokkuñu ci pratiquement sooy seet li ñu dugal xaalis ci communauté bi li ñu jàpp participation ñi ñu ko defal ñi ci gën a bëri bokkuñu ci defe naa ci suñu première mbaa deuxième semaine de mandat joxe nañu $500 ci suñu benn mbokk bu fi génn àddina ñu war a rapatrier koram te du woon sax ku jóge New York ci état yi la pratiquement bëri na ci nit génn fi àddina ñu dem joxe ci $500 association bi jël ko ci keesam ci koo xam ni sax bokk ci ay nit yu feebar ñu dem seeti leen participer amul xew-xew bu am ci communauté bi te association bi du ko fekkee laal ci poosam participer ci non seulement dinañu ñëw honorer ci suñu présence ñi koy def ñu ànd ci ak ñoom solidariser wu ci ak ñoom supporter leen moralement ak mentalement mais dañuy jël xaalis jàppale leen ko donc véritablement sur le plan social moom wax dëgg yàlla gàcce ngaalaama non seulement am nañu charte sociale bi ñuy démarrer charte sociale bi am nañu waxoon lii mënu leen ko bu leen ci dugg association bi mënu ko ñu ne suñu yéene la te dogu nañ ci jàpp nañ ni soo buggee dara rek yàlla dina la ci jàpp tey ñu ngi suñu fin mu mandat pour la plupart du temps tàmbali la nag c'est sûr que dina am ay raté mais pour la plupart du temps honoré nañu engagement yi ñu jëloon Sénégal pour dire soxna Fa yaa xam nga ci lu bari ndax bi nga ñëwee ci rajo bi ba léegi gis nga tout le temps ñuy intervenir di wax ay social ci événement yi ngay dem social bu mag a mag bu bari la ñu def ci association bi ci biir communauté sénégalaise bi waaw léegi yow président su fekkee bon lii bilan provisoire la rek quoi ça c'est les grands points bokkul ak sa présentation léegi yow lan nga yaakaar ne kii war a yore association bi après yow yan qualité la nit kooku war a yor wala su fekkee c'est une question a bit loaded lan nga yaakaar ni ki yore association bi lan la war a mën a expect waaw lan ci moo koy liggéey bi xaar muy war a def lan moo koy xaar oui dina loolu lu am solo la xam nga leader moom mooy day représenter toute une communauté waaw xam nga ñu ngi ko fi wax keroog association bi c'est très particulier su fekkee damay wax tout le temps jiite association bi moo gën a metti
du li ma koy jiite moo tax mais loolu dama ko doon avant ma koy jiite. nekk jiite réew. mbaa nga jiite entreprise. parce que soo jiitee réew. dañ lay jox budget. nga mun a collecter ay taxes. nga mun a nommer ay nit soo leen di nommer di nga leen motiver donc soo waxee nit ñi liggéey leen danañ liggéey. alors ci association bi loolu amu ci. soo jiitee société mun nga promote nit demote ko yokkal ko salaire am wàññi ko donc am nga benn leverage boo am ci nit ñi. association bi amuñ ko. association bi dañ lay jox ay problème ne la demal uti ay ressources yoo ko réglé. n'est-ce pas même cotisation yi nga xam ne ñun war nañ la ko jox. bu ci yaakaar. demal uti ay ressources. donc te ba pare ci année yi passé dafa am xam nga ak développement social media yi ak rajo yi développé wu ci communauté bi. dafa am dynamique bu bees. man xëccoo naa ak Jafune. defe naa 20 voix moo nekkoon suñu diggante. bi ñu paree damaa disparaître. pratiquement mandat boobu yëpp kenn déggu ma ñi ma àndaloon kenn déggu leen. c'est la même chose ak Pape Daouda amuñu woon expérience parce que tout le temps suñu expérience suñu vision moo nekkoon. lii association la. mënul am opposition. ci état yi suñu defee élection ba pare dañ naan ñi gagné nañu diriger. ñi ñu gagné. nañu def opposition. loolu mooy doxal démocratie loolu ci état yi la. mais ci organisation yi li ñuy wax mooy ñi gagné nañu jiitu ñi ñu gagné nañ ci topp ñu ànd. mais at yi passé dañu gis ni day am opposition. day am ay nit ñoo xam ni peut-être du ñu d'accord ak ñi ñu jiital. ñu développer benn opposition te loolu xejul ci organisation. donc suñu delloo ci question bi mooy peut-être li ñuy gën a xaar ci njiit bi mooy peut-être dal. parce que di nga gis lu nekk. mais aussi yaatu dënn. vraiment nga mun a muñ lu bari parce que njiit bi mooy projeter. communauté bi li muy fiil soo projeté sérénité rek communauté bi dina saral di nga ñëw ñu wax la ay information ci association bi yoo xam da ngay tiit soo dawee nga ñëw ci rajo bi nga wax ko mën na la jural li nga yaakaarul woon di nga yaakaar peut-être que nit ñi dina ñëw en solidarité mais peut-être mën na démobiliser alors donc véritablement leader bu nekk nag li ñuy njëkk ci yow mooy honnêteté n'est-ce pas ak vision mais ci suñu communauté bi ak cas particulier bi man expérience bi ma ci am dinañ xaar ci yow bu baax nga mën a muñ nga mën a déglu nga mën a également ànd ak dal n'est-ce pas bon li ci des nag duñu communauté lañu boo xam ni on n'est pas difficile à diriger parce que véritablement communauté bu bugg seen bopp la boo xam ni la balaa ñun ñu fiy ñëw nekkoon nañu leader nekkoon nañu leader ci communauté bi parce que maa ngi koy wax keroog 116 ñun biñ koy defar fekkewuñ ko te ñi ko defaroon pour la plupart du temps du sax ay nit ñu jaar école mais ci seen jom ci seen détermination ci seen engagement xam nga ñoo ñu topp seen tànk xalal nañ ñu ba pare bon mais peut-être li nga ma laajul mooy lu ñuy xaar également ci membres yi parce que wax dëgg yàlla ñoom ñoo absent suñu kii bi passé quoi waaw dafa mel ni maa ngi sama question bi mi ngi ñëw de parce que maa ngi am benn ku jigéen ku wax ne moom dafa bëgg nekk président voilà ku ñuy wax Néné Diallo très bien mun na affiché wu de voilà ñu ngi ci sa ginnaaw c'est bien jigéen ñi di def Néné Diallo fu mu nekk bëgg naa xam fu mu nekk bëgg naa mu wax ma fan la nekk ci Amérique ndax mu ngi New York wala feneen ak fu mu dëkk président balaa ngay dugg ci beneen point bi rek bëggoon naa jàllale benn publicité bu ndaw ndaxte xam nga fi ñu toll nii ñu ngi toll ci weeru gàmmu waaw vraiment xadara Seydi Hadj Malick bi nekk fii ci New York di ko célébrer at mu jot mi ngi ci invité Sénégalais yëpp nag mbokk yëpp ñu ngi leen ci invité ñu ngi koy defee fële ca Grand Slam Banquet Hall 3534 Broadway Avenue mi ngi nekk between 144 ak 145 soriwul fii rek la ci Harlem donc ñi ngi wax ne gàmm gi ren dafay teel ñi ngi koy commencé 10 heures ba 3 heures du matin incha allah donc ñëpp daal ñu ngi leen di woo di leen invité ci guddi Seydina Mouhamed boobu sallallahu alayhi wa sallam nu mu tudd ci ku ci bëgg information rek mën nga ma woo wala nga woo Daouda Sarr wala Yaay Daara wala Faali xam naa ni heure bi dafa gàtt ma bàyyi la rek nga continuer ci loolu lu jara lu am solo la dañu ñaan yàlla mu taas ñu ci barke Mawlud bii ñu jëm
événement la boo xam ne événement communauté sénégalaise bi yëpp la. bari na ay places yu ñu koy célébrer. mais fi ñu ci gën a ràññee mooy ci zawiya bi incha allah mbaa groupe bi ci daayira Tijaan bi. incha allah association bi ni mu ko baaxoo di defee dina fa ñëw dina ci participer ñuy woo Sénégalais yëpp ñu ñëw comme ni ñu ko baaxoo di defee participer ci loolu. ci daaneel rek wax ni waxoon nañu sànq que newoon nañu association bi dañ ci def njëriñ ba ku nekk gis ci sa bopp. que du ñu dem di woo ñu ne la ñëw leen. maa ngi wax léegi que wax dëgg yàlla ci bàkk na ci li gën a sooxe mooy cotisation membre yi. dañuy romb rek di gis ni affaire bi tijji na xamuñu ni ñuy def ba mu tijji affaire bi nañ ko bàyyi ci kaw ñoom Ibrahima ak ñoom Faa vraiment na ci nit ñi dugal seen loxo ñoo ko moom te lu diis la quoi vraiment ñu ngi ñaan quoi ci ñii di ñëw ñu bañ leen ko bàyyee rek muy diis seen kaw xam nga ngay góorgóorlu di ko def fekk communauté bi moo ko moom nañ ci nit ñi dugal seen loxo quoi tu vois même $10 bariwul xam nga mais c'est important nga gis sa communauté c'est important manifestation yi nit ñi ñëw taxaw parce que même sooy uti xaalis ci turu nit ñi la soo fekkee amuloo mobilisation mënuloo ko def alors vraiment na ñi ñuy jiital jouer son rôle mais ñi nga xam ne ñoo ko moom également bu ñu toog rek di seetaan nañ ci dugal seen loxo bu baax alors ci loolu ci def njëriñ boobu gis ngeen kër yi ñu fi distribuer ci place yi ëpp solo tey Sénégal def nañ pexe ba membre association bi am ci ay kër ci ay prix yu yomb quoi jas parce que gis nañ ni tey diggante Diamniadio ak Mbour lu bari moo fay xew am na port bu ñu fa war a def aéroport bi fa lañ ko def Diamniadio fa la nekk y'a le projet de la SAPCO dimbalante nañ ci ba nit ñi ñu am jas dimbalante nañ ci ba semaine bi passé jox nañ ñi nga xam ne bindu woon nañ ci Malicounda yëpp kenn desul sa kër alors donc ci at yi passé vraiment 250 et quelques personnes yi ci am kër yëpp fekkee nañ ko bokk nañ ci ñi leen ko jox maintenant ressources yi bokkoon ci organisation bi yëpp ay ressources organisation bi la bureau bu ñëw foo bugg nit ñi féete la fa dañ la fay féete maa ngi fàttaliku bi may ñëw président Pape Dame dafa ma fu ngeen bugg ñu jàppale leen ñu ngi à votre disposition man ak équipe bi ma àndal loolu la ñuy wax bureau bu mën a ñëw metti na duñ leen ko bàyyee yàlla mën na def ñoom seen bopp ñu am ay ressources yoo xam ni peut-être dina doy pour def li ñu bëgg a def mais su fekkee am na fenn fu ñu leen mën a féete c'est avec plaisir et c'est notre devoir parce que c'est notre communauté loolu mooy question ci texte bi dañ maa texte question ne ma laaj ko ndax dina jàppale bureau bi absolument avec beaucoup de plaisir suñ ko soxlaa xaalis yi nga xam ne yaa ngi ko doon lijjanti ni ngeen ko doon lijjantee est-ce que di nga leen wax nan ngeen ko doon defee ba ñoom it ñu mën ko absolument mën na am sax ñu ñoo gën a mën a lijjanti ay ressources je suis sûr que taxaw nañ ci assurer indépendance association bi dootuñu ci dellu gannaaw mais encore une fois muy ci fànn bi mbaa beneen fànn bu mu mën a doon muy ñun mooy ñi fi nekkoon nous sommes des ressources de l'association qui sont disponibles pour l'association lii nag vraiment comme ni ñu waxoon il fallait que ñu ñëw rendre compte yàlla mën na def mu am temps bu des ñu mën a ñëwaat mais su desul tam ñu xam ni rek ñu ngi sant mbokk yëpp di leen gërëm ci seen taxawaay ci seen jàppale ci seen ñaan ci seen soutien moral ci seen engagement di leen sant di leen gërëm yow soxna Fa ak sëñ Tall di dellu di sant bu baax di gërëm ñi ñu àndaloon ci liggéey bi ñoom ñoo def lii di leen rendre hommage di wax communauté sénégalaise bi lu ñu am rek mérité nañ ñu ëpp loolu encore une fois ñu ngi woo ñu bindu ci bokk ci bureau bi ak comité directeur bi di leen sant di leen gërëm ci déglu bi di leen ñaanoon fanaanu jàmm jërë ngeen jëf jërëjëf président Pape waaw baax na mbokk yi comme ni ñu koy waxee rek yàlla may am jàmm di may jàmm yàlla nañ may jàmm ba talaata ak jàmm incha allah kon Fa waaw kon mbokku sénégalais yi loolu lañ leen indiloon tey seen émission Voice of Africa association des sénégalais d'Amérique ubbi na buntu yëpp nag na ñëpp ñëw jàpp ci jàppale seen communauté comme niñ koy waxee rek liggéeyal seen communauté. nee na Diallo tontu la waxul WPAT 930 Patterson. The following ad contains. léegi beneen côté bi laa nekk parce que d'habitude man Facebook laay seetaane donc samay xarit ak samay àndandoo seetaanukaay ñoo fa nekk maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di
fu ngeen mën a nekk ci États-Unis di leen seet di leen sant bu baax di leen gërëm ci li ngeen ñu suivre Facebook moom c'est la famille de Sokhna Fa avec toutes les vues keroog maa ngi gis bi ngeen di def émission bi ak Laurence Gavron Sada Kane qui est une éminence sur le plan journalistique di leen seetaane Sénégal c'est tout à votre mérite vous deux vraiment merci je tenais à dire ça quoi Pape waa baax na Facebook kon ñu def noonu kon yow Facebook laa bëgg a rek def candidat waa baax na dinañ ci waxtaan doo ngeen jëf encore une fois mbokk yi dégg ngeen loolu moom lañ leen indiloon tey ci seen émission Voice of Africa kon ñu wax ne association bi ubbi na bunt yëpp rek incha allah na doomu Sénégal yëpp ñëw dugal ci seen loxo parce que jàppale seen bopp jàppale seen réew la donc macha allah ñu jox leen rendez-vous rek ba beneen jour incha allah next week bu soobee yàlla Dóor waar dégg naa la incha allah waaw.